Sénégal 7 TV mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak Sénégal 7 TV ñu am mbégte ñëwaat tey ak yéen ci seen émission boulevard du net tey di aljuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin atum 2020 Sénégal 7 amati mbégte jano ak yéen ngir dégtal leen lépp lu aju ci wàllu information concernant Covid-19 bi waaye itam yeneen information yoo xam ne dafa lëkkoo rek ak actualité sanitaire bi waaye itam actualité éducative bi ak rentrée bi nga xam ne war nañu ko jàppaat nañu ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 loolu yëpp dinañ ci ñëw ñu rek daal di tàmbale ak niñ koy faral di defee ak actu Covid di information yi nga xam ne moo concerné Covid-19 bi waaye itam news du net di yenn ci ay information yoo xam ne Mouhamadou Cissokho daal dina koy tànn ci internet bi mën leen ko dégtal ñu am yaakaar ne mën na leen intéressé Mohamed ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Abdou Khadre. alors lan la ñu mën a jàpp tey ci sommaire ci news du net. news du net comme ni ñu koy defee saa su ne dañuy waxtaanee ñaari ponk. ponk bi ci njëkk mi ngi nekk ci héritage bi nga xamante ne mi ngi nar a xar ñaar lii di njabootu Cheikh Béthio Thioune. beneen bi mooy réaction bi nga xamante ni suñu naataango bi di Cheikh Yérim Seck gannaaw ba mu delloo këram def na ko biig yooyu ñaari ponk yooyu lañ nar a faram-fàccee fii ak ci kanam. d'accord alors dinañu ñëwaat ak yow ci kanam ci news du net les articles du jour moo ciy topp Socé Ndiaye moo daan faral di ñu ko proposer moom dafa dafa am ngànt tey xam naa ne Mouhamed Cissokho également moo ñu koy indilaatal ñu rek nga fàttali ñu rek ñetti ponk yi nga xam ne moom ngay faram-fàcce aussi ñetti ponk bu ci njëkk mi ngi nekk ci journal Vox Populi. Vox Populi ñoom dañu dellu si procès Lamine Diack. boobu mooy nekk ponk bu njëkk bu ci topp moo naan mu ngi nekk ci journal l'Observateur waa l'Observateur ñi ngi wax difficulté yi nga xamante moodu yi daan yónnee xaalis ñu ngi koy dund saa su ne ci jamono coronavirus bi. ñetteelu ponk bi mi ngi nekk ci journal L'As ñoom ñi ngi wax boulimie foncière bi nekk fële ci département Mbour ñi ngi wax la saga des prédateurs. maanaam foofu ci département Mbour suuf si ñu ngi koy caxatee ci lu teguwul fenn. d'accord ñetti ponk yooyu lañ fi faram-fàcce ci kanam ci les articles du jour. ça marche dinañ ci ñëwaat ci kanam ci faram-fàcce tey nag reportage bi ñu leen di proposé tey dafay concerner rek wàllu stigmatisation bi mooy bedd bi nga xam ne moom la ñuy seetlu ci ñi nga xam ne am nañu feebaru coronavirus bi wala ñu am ko ba wér ci wala ñi nga xam ne nag malheureusement dañuy génn àddina waaye dañuy lànk ci askan wi ne duñu leen denc ci say gox yi nga xam ne fa la ñu dëkk mu doon loo xam ne lu doy waar la ci loolu sax la ñuy amaale benn invité di professeur Tening Khady Ly di professeur de philosophie xelam màcc également ci nekkunu askan wi nekk itam responsable bu école bu parti ACT bu Abdoul Mbaye nekk itam membre bureau politique bi voilà conseil national bi madame Ly ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di rafetlu invitation bi maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp ñuy déglu ak di ñu teewlu. d'accord ñu ngi lay dalal jàmm ci boulevard du net sans plus tarder dañuy dem rek daal di xool information yi nga xam ne moo concerne actu Covid balaa rek communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale bu 10 heures jotee gannaaw bàkk bi lay doon. mbokk yi ñu ngi dellu di leen nuyu di rafetluwaat bu baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne ni leen ko waxee rek ci actu Covid tey nag ñu koy tàmbaleek rek ak li nga xam ne mooy bilan bi nga xam ne am nañu ko démb ci alxamis gi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin atum ñaar fukki fan ak juróom-ñett wi ci weeru juin atum 2020 Sénégal nag daal di comptabiliser. donc lu toll ci xam naa ne dañu si rek daal di ñëwaat ndax chiffres yi actuellement ñu réglé ko balaa ñu si ñëwaat mais balaa loolu ñu daal di rek fàttali li nga xam ne mooy information concernant tey ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin atum 2020 li ñu mën a jàpp rek ci ay information mooy ay infection yu yees maanaam ci école de gendarmerie bu nekk ca Fatick école élève gendarme bi nga xam ne
daal dinañ koy testé positif ni ki àllarba bi ñu weesu moom nag ci personne contact yi mu amee woon am na yeneen juróom yoo xam ne ci ay élèves gendarme daal dinañ leen testé positif également mu am également benn décès boo xam ne daal dinañ koy annoncé foofee ca diwaan bu Fatick li nga xam ne nag mooy information bi daf ñuy fàttali série d'infection yi nga xam ne mooy am ci service public bi yéen a ngi fàttaliku démb maa ngi leen doon wax infection yoo xam ne jot na am ci ministère de l'intérieur ba fi ñu toll nii sax jamono ji ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ca ministère de l'intérieur ci ñi nga xam ne ñoo fa am feebaru coronavirus bi ki nga xam ne nag moom la ñu njëkk a dépisté gis ne dafa positif mu ngi amoon le dimanche bi ñu weesu mu nekkoon premier cas bi foofee ca ministère de l'intérieur mu nekkoon benn membre bu cabinet bu Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur bu loolu weesoo ca Diourbel nag foofu aussi xam naa ne ay conséquences la ci wàllu stigmatisation bi nga xam ne war nañ ko waxtaanee tey muy li nga xam ne mooy taxawaayu askan wi nga xam ne dañoo lànk ne kenn du leen dépister ngir xool ndax am nañu feebaru Covid-19 bi wala déet ñenn ñi daal di lànk également ni kenn du fa denc ci néew yi nga xam ne dañoo génn àddina ci Covid-19 ba tax jamono ji ñi nga xam ne ñooy sapeur pompier yi police ak service d'hygiène ak Croix-Rouge dañu jànkonteel ak jafe-jafe yu metti ndax askan woowee nga xam ne dañoo lànk rek ni kenn du fa doxal li nga xam ne mooy activité Covid bi ngir rek sàmm seen kaaraange sàmm seen wér-gu-yaram ci loolu sax la ñu am juróom-benni ndaw yoo xam ne jotoon nañ leen jàpp waaye finalement bàyyi nañu leen beneen bi mooy wàllu reprise des cours muy reprise bi nga xam ne jàpp nañu ko le 25 juin muy ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 loolee nag bëri ay syndicats yoo xam ne contesté nañu ko ni ñu ko contesté nag mooy ne amul benn démarche inclusive boo xam ne démarche inclusive mooy maanaam ñi nga xam ne sekk nañu mbir mi yëpp ñu boole leen ci waxtaan bi loolu ñoom syndicats yi ñenn ci syndicats yi xamle nañu ne loolu jotul am ndax ministère bi dafa rek jël décision bi unilatéralement maanaam yaatalul waxtaan bi boole ci ñi nga xam ne ñooy acteurs yëpp loolee nag nar a indi jafe-jafe ci reprise bi lu ci mënti am rek dinañu xool fan la wànnente di mujj ak i gëtëm waaye fi mu nekk daal ñu jàpp rek ni ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin atum 2020 ci la ñu jàpp li nga xam ne mooy reprise des cours pour classe d'examen yi alors Mouhamadou Cissokho lan la ñu mën a wax par rapport ak information yi rawatina li nga xam ne mooy reprise des cours ñu xam rek xamal ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ne suñu invité tey day ànd ak ñun ci diirub émission bi yëpp donc lu ñu mën a wax démarche inclusive syndicat yenn yi nee nañu amul ci waxtaan bi ngir jàpp 25 juin ndax bëri na ay gàllankoor yu nar a am rawatina hivernage bi ak yeneen jafe-jafe yoo xam ne école sénégalaise mu ngi koy vivre dans la réalité. xam nga gannaaw bu ñu nuyu suñu gan. professeur Ly ñu ngi lay madame Ly ñu ngi lay nuyu di nuyuwaat suñu téléspectateurs yi ak suñu followers yi sur les réseaux sociaux lu ñuy wax fàttali mooy encore une fois l'État dafay day woote ni dañuy daje waxtaan après mu génn jël position ba nga xamante ni c'est individuel. parce que bu ñu fàttalikoo. échec bi ñu fi dund le 2 juin dernier. syndicats yi dañ doon wax ni ñoom boolewuñ leen ci. après nu mu mujjee échec ñu defaat ñu nekkaat di renouer avec la même chose. il faut que mu am un peu de rupture comme ni ñu promettre au début. il faut mu am rupture parce que les ceux qui connaissent plus li ñu soxla ceux qui savent plus ce qui se passe dans les classes dans les écoles. mooy acteurs yi et les vrais acteurs de l'école ce sont pas ceux qui sont au ministère. il faut le dire les vrais acteurs de l'école sont ceux qui sont dans les classes avec les enfants. ñooñu ñoo xam lan moo xew ci école bi par exemple l'organisation qui doit se faire ñi nekk ci école ñoo xam comment s'organiser pour tenir leur école. ñoom ñoo ko xam donc ñooñu boo leen boolewul ci reprise bi ban sens lay am beneen bi doute yi ñu ciy doon soulever tey à Kédougou ci suba ñi ngi dégg ñoom ñu naan ñoom gëmuñ ni élèves yi mun nañ jàng à Kédougou parce que déjà ñoom dugg nañ ci nawet ñoom nee nañ seen école yi ñu ci bëri bu tawee mu taa ñoom nee nañ foofu aussi à Kédougou ngelaw gi day bari te école yu bëri nekkul en état ñooñu ñu ñuy jàngee wala ñoom duñ ci bokk. day am ñaari groupe. il y a beaucoup de choses qu'il faut relever. il faut que
ñu delloo à César ce qui lui appartient aux enseignants l'enseignement ñoom ñoo ko moom nan lañ ko delloo. c'est ça hein. D'accord alors dañu dem ci suñu invité muy madame Ly yow actrice nga ci wàllu éducation ñu fàttali que professeur de philosophie nga nekk responsable également bu école du parti ACT di parti bu Abdoul Mbaye pour ñu gën ko xam nekk itam membre ci bureau politique bi en tant que actrice naka nga gisee décision bi nga xam ne moom la ministère jël ngir reprise cours yi au 25 juin. waa comme ñëpp rek defe naa décision bi ci guddi gi la ko nit ñi dégg mu xaw a ànd ak mbetteel tuuti parce que on s'attendait à tout moment à ce que ñu wax ñu dellu waaw li tax ma ne mu xaw a ànd ak mbetteel tuuti parce que dañu toog di def ay concertation notamment avec les acteurs de l'éducation syndicats yeeg yenn organisation de la société civile et tout cela alors ñu ne tënk nañ li nga xamante ne moom lañ jot a am ci wàllu concertation pour que jouru conseil des ministres ñu teg lépp sur la table du président li ma lay wax lu leer la parce que dama bokk ci benn syndicat am fa ndombo tànk le jour même vers 16h su ma juumalee woo naa sama benn naataango ne ko alors situation bi nu mu demee par rapport ak la réunion moom wax li ma leen di wax nii ne ma daje nañ ak ministre bi def nañ ay concertation def nañ sunu ay proposition donc moom nee na conseil des ministres bu suba bi dina ko teg sur la table du président après ñu xool ban décision la ñuy jël alors ci guddi gi donc lañ yëg ne à la suite de la publication du rapport que le 25 la ñuy reprendre ngeen xam ne mbetteel am na ci parce que syndicats yi génn nañ le lendemain daal di def ay réactions notamment le G20 le G7 ñoom li ñu wax mooy concertation bi am na lu ci des te dëgg la xam naa kon ba ñuy waxante ak ñoom newuñ leen woon le 25 la ñuy reprendre maanaam joxuñ leen woon date exacte de reprise des cours te xam nga date bu nekk boo ko jëlee dafa am nooy dérouler calendrier bi parce que boo nee ñu reprendre juin di nga xool ñaata temps moo des ci quantum horaire bi pour ñu xam kañ la ñuy def examen yi donc sans doute surprise boobu la ci ñëpp am surprise yi nag dafa yàgg depuis le début ñu ngi dund ak ay surprise on nous met toujours devant le fait accompli surprise bu ma ci gën a naqarlu mooy ni ñu convoyer les enseignants te loolu moo indi lii yëpp ndax ba ñu ne dañuy reprendre le 2 ni ñu convoyer enseignants yi man dama jàpp ne yabaate la parce que boo ko waxee ci français day donc manque de respect ci wolof mooy yabaate. Voilà. Parce que communiqué numéro 110 de ce vendredi 19 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1617 tests réalisés, 164 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,1%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 148 cas contacts suivis par nos services. 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Kounoune 1, Keur Massar 1 cas, Pikine 1 cas, Bargny 1 cas, Liberté 4 1 cas, Liberté 1 cas, Ben Tali 1 cas, Médina 1 cas, Yoff 1 cas, Khombol 1 cas, Mbour 1 cas, Mékhé 1 cas, Thiadiaye 1 cas et Touba 3 cas. 72 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 18 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à leurs familles éplorées.
L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5639 cas ont été déclarés positifs, dont 3788 guéris, 79 décédés et donc 1771 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tey bésu vendredi 19 juin 2020 ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen yi may waaj a lim ci junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñoo ci positif téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett di ci ay cas contact fukk ak juróom-benn di ay cas communautaire benn ci Kunun benn ci Kër Massar benn ci Pikine benn ci Bargny benn ci Liberté 4 benn ci Liberté 1 benn ci Benn Tali benn ci Médina benn ci Yoff benn ci Xombol benn ci Mbour benn ci Mexe benn ci Caajaay ak ñett ci Touba juróom ñaar fukk ak ñaar ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak juróom ñaari malade ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñetti malade ci bésu démb jeudi 19 juin 2020 ñàkk nañ seen bakkan ci suñu structure de santé yi ministère de la Santé et de l'Action sociale mu ngi jaale seeni njaboot ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba wàññi nañu fii ci Sénégal juróomi junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti cas yu positif ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett wër nañu ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu structure de santé yi ñu leen di traité ministère de la Santé et de l'Action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. voilà mbokk yi mu ngi nekkoon communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale directeur de cabinet bu ministre bi di docteur Aloyse Waly Diouf daal di ñu koy dégtal bu ñu sukkandikoo ci moom tey ci aljuma gi daal dinañu def lu toll ci junni ak juróom-benni téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay test yoo xam ne téeméer yi ak juróom-benn fukk ak ñeent ay test positif lañu buñ ko xaymaa ci taux de positivité dafay toll ci téeméer boo jël fukk yu toftalu benn muy 10,1% de positivité ci loolu ñu am téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay cas contact ak juróom ak fukk ak juróom-benn ci ay cas communautaires yoo xam ne gis nañu ko fële ca Kounoune Kër Massar Pikine Bargny Liberté 4 Liberté 1 Benn Tali Médina Yoff Mbour Thiadiaye Xombol Mexe foofu fu nekk gox bu nekk ci gox yooyu am na fa benn cas communautaire waaye Touba ñu gis fa ñetti cas communautaire bu loolu weesoo tey ci aljuma ji daal dinañu am lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay patients yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér ñu am fukk ak juróom-ñaar ci ay cas grave maanaam ñoo xam ne ñu ngi nekk sauvetage nekk ci service de réanimation yi tey nag daal dinañu enregistré ñetti décès yu yees maanaam ñetti patients yoo xam ne jot nañu génn àddina tey ci aljuma ji bu ñu
ko xayma au total dafay dañuy am lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay décès yoo xam ne enregistré nañ ko depuis le 2 mars depuis le 2 mars d'ailleurs Sénégal daal di am lu toll ci juróomi junni ak juróom-benni téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ci ay cas positifs daal di am également lu toll ci ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett muy 3788 patients yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wër fi mu nekk nag ci centre de traitement yi ñu ngi fa am junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci ay patients yoo xam ne ñu ngi leen di traité ci différents centres de traitement yi voilà Mouhamed Cissokho bilan baa ngi noonu lan lañ ci mën a jàpp rapidement. bilan baa ngi noonu dañuy jaajëfal encore une fois le personnel de santé parce que l'autre jour man je me suis déplacé ba ci au niveau du centre de traitement de Dalal Jàmm mais ma gis jàmbaar ak liggéey bu ñuy nekkee chaque saa su ne te aussi di jël seen vie di ko mettre en péril ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax li ñu seetlu rek boo xoolee analyse mooy bii baax dañu gis ni les cas communautaires qui sont dénombrés donc au nombre de 16 dañu gën a géographiquement dañu gën a tas dañu gën a tasaaroo dañu daan gis en majorité Dakar Touba bii pas gis nañ mu gën a tas c'est-à-dire le virus est en train de circuler ki ko yor di ko joxe xamuñu ko et le danger c'est ça le danger c'est ça loolu lañ ci doon ragal te de plus en plus ñu ngi fan yëpp ñu ngi wax ni chaque jour ñu am au minimum 3 morts au minimum 3 morts qu'on nous dise pas que ça recule ça ne recule pas. parce que depuis dimanche ñu ngi enregistré tous les jours des morts. 3 morts au minimum. boo xoolee say notes 3 morts au minimum par jour c'est-à-dire que musuñu toll ci taux de mortalité bi oui. de létalité bi ñu nekk. kon l'heure est grave l'heure est plus que grave je pense que cette phrase du président de la République. jamono ji la amoon sens. jamono ji mu ko doon def ni bi mu doon woote guerre jotul woon guerre mi ngi soog a jot fii la jotee parce que les gens meurent et ceux qui meurent ce sont des Sénégalais ce sont des Sénégalais te war nañ taxaw bu moytul leen loolu ñu leen di moytu ñu accentuer les choses sur la sensibilisation nañ waxal nit ñi dañaa xamul bëgguñu kenn bëggul dee c'est-à-dire quelqu'un qui s'expose dafa xamul nañ yokku sensibilisation te it booy sensibiliser nit doo ko wax ni nga bëggee mu dégg la da nga koy waxee moom ni mu la wax mën a déggee c'est ça l'essentiel et je pense que état bi war naa changer sa manière de faire gën a dem ci nit ñi comprendre et comme ça ñu vaincre une bonne fois ce virus-là. Rapidement ki nga xam ne mooy directeur bu COUS centre des opérations d'urgence sanitaire mooy docteur Abdoulaye Bousso démb mu ngi am benn communication bu mu doon def. ci TFM mais français la ko defee est-ce que loolu c'est adapté ak li nga xam ne moom la ñu am ci taux d'analphabétisme bi nga xam ne moom la ñu am ci Sénégal parce que ñëpp dégguñu tubaab aussi te on n'est pas face à un peuple tubaab. ci loolu dama lay wax. on a 78% de la population sénégalaise analphabète. en français il faut préciser en français ils sont analphabètes en français. dégguñu tubaab noonu. dégguñu tubaab. il faut préciser ça quand même parce que am na ñuy làkk voilà am na ñuy làkk voilà làkk mënuñu dégguñu tubaab loolu moom lañu mais. si 60 boo jëlee les 22% yi nga xam ne nee nañ jàng nañ tubaab comme man lañ mel seen tubaab xóotul ay tootoo tàppaate lañ boo làqee tubaab académique duñ la dégg boo ko jëlee nga booli ko ci 70% di nga am 90 et quelques pour cent ñoo xam ne ils ne peuvent pas décrypter un discours en français bu profond maintenant boo ñëwee waxu wolof ne sa gis nga gaañ yi nañu moytu lii ndax lii mun nañu faat suñu bakkat cette phrase là ñi ko mën a comprendre Sénégal dina bari. dañuy tiit sax bu ko defee voilà c'est ça qu'il faut faire mais nekk fii di làkki tubaab di jaay neexi tubaab. donc kenn du la déglu. neexi tubaab d'accord alors madame Ly mu ngi reetaan de lan lañ mën a jàpp ban jàngat nga mën a def ci bilan bi madame. situation bi waa comme ni ko. Mohamed noonu la waxee. Constat bi mooy virus bi mu ngi gën a propagé wu ci réew mi c'est normal c'est une conséquence tout à fait attendue parce que nag président dafa kii mesures yi allégé mesures yi maanaam dañ ko yolomal dañ ko woyofal dañu dem ba mbir mi dugg ci dëkk bi ba bari
ñu ne nañ ko yolomal nañ wàccee lépp mu yomb ci nit ñi di dem ak a ñëw loolu nag moo tax xam nga nit mën na jóge Dakar dem Thiès jóge Thiès dem Ziguinchor jóge fa dem Matam circuler sur tout le territoire national kooka nag ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi dox seeni soxla ku ci am virus bi da nga ko wàllu ñi nga xamante ne ñoom nga nekkal en contact kon constat bi moom ce n'est pas une surprise c'est tout à fait normal en termes de conséquences donc fi mu nekk nii virus bi dugg na ci réew mi yëpp mais nañ xaar affaire yi yokku jusqu'à ce que ñu atteindre pic bi xëy na mu wàcc mais fi mu nekk nii moom bu mu doon mbetteel ci kenn ni mbir mi dina yokk parce que dañu tijji transport yi nit ñi di dem ak a ñëw te nag Sénégal nit ñi mesures yi respecté wuñ ko trop aussi problème yi jànkonteel gis ngeen ko am na ñoo xamante ne ba fii ñu toll ñu ngi weddi feebar bi ñenn ñi di wax ne chiffres yi ñuy joxe du dëgg ay ñaari ñetti nit ñooy feebar ñu naan 3000 wala 5000 personnes donc xam nga déjà problème mu déni wu maladie bi déjà mu ngi fii te loolu day gën a yokk difficulté yi ñu ne deetawaay bon bu fekkee nit ñi respecté wuñu mesures yi distanciation bi ñu wax port des masques damay génn démb demoon defi cours en ligne mais bon da ngay gis sur 10 personnes par exemple di nga ci gis ñett wala ñeent ñoo xam ne duñu sol seeni masque donc loolu moo tax feebar bi di yokk di indi décès yi aussi di gën a bari parce que nag population bi aussi il faut savoir que ñëpp wéruñu te ñi fi wérul dañoo bari xam nga nag ndeysaan sunu hôpitaux yi sunu plateau médical bi li yàlla xam doy na donc non seulement nit ñi ñu ngi traîner ay feebar yu bari mais ñu bari buñ feebaree duñ dem hôpital ñu ne déetawaay buñ demee hôpital faj bi war ci ñoom duñ ko am parce que manquement yi bari na ci hôpital bi léegi bu ñu dajalee loolu lépp nag virus bi ñëw dolleeku ci loolu lépp day indi ay difficultés moo tax non seulement contamination yi dina yokk mais décès yi aussi dina yokk parce que virus bi ku mu jàpp nga traîner beneen feebar lu ci laal ay feebar respiratoire ak diabète ak yooyu docteurs yi wax nañ ko da ngay gën a nekk en danger. D'accord gestion bi de manière générale ci Covid-19 bi naka nga ko jàngatee. waa gestion bi xam naa di ngeen foog ne vision wu opposant la mais sama vision la même su fekkoon ne nekkuma ci langue politique bi. loolu laa doon wax. regard bu négatif laa ci am. parce que xam nga dem nañu ba le 14 mars président annoncé. fermeture des frontières ñu teg ay mesures yu dëgër ñëpp rafetlu ko mais man pour être sincère moment boobu rafetluwuma ko ndax dama yàgg a toog di xaar ñu fermer frontières yi te defuñu ko li ñu waroon njëkk a def mooy teel a fermer les frontières dès le début du mois de février ndax bi feebar bi duggee Chine décembre di law ci àdduna bi nga gis ne sénégalais yi ñetti dëkk principalement la ñuy dem di tukki di dem ak a ñëw muy France Italie ak Espagne moment boobu ñoo gënoon sonn ci feebar bi à part waa Chine waa léegi yow nga xam loolu xam ne waa Sénégal ñu ngi dem ak a ñëw te ci ñetti dëkk yooyu la ñuy gën a dem te foofu noonu mbir ma jéggi na fa dayo nga continuer bàyyi frontières yi ñu ubbeeku noonu nit ñi di dem ak a ñëw laa xamul lan la donc man depuis début février maa ngi doon xaar ñu tëj frontières yi balaa feebar bi di dugg te tëj frontières yi nekkul nga annoncé ne tëj nañ rek après ñu bàyyi noonu bu ñu tëjee dañuy surveiller parce que nit ñi nag dañuy jaar ci ay prox ndoll pour dem ak a ñëwaat du ñu toog donc mesure boobu lañ waroon def avec force ñu tëj frontières yi surveiller nit ñi ba nga xamante ne ku rëcc ba dugg danañ la jàpp seet ba xam am nga feebar bi ou pas ñu teg la fi ñu la war a teg faj la beneen affaire bi ma ñaawlu mooy teel a tëj bi ñu teel a tëj école yi parce que moment bi ñuy tëj école yi bu leen fàtte ni waa ji moodu bi jóge woon xawma Italie xawma moo dikkoon après doomam bi ñu soupçonné ne wàll na ko école ba muy jàngee daal di def seen kii ne ñoom dootuñ jàng c'était la dernière semaine balaa ñuy dem vacances donc ñoom moment boobu bu doon teel nañ tëj frontières yi jël école boobu une semaine moo desoon ci vacances yi semaine boobu ñu xaarandi jël école boobu daal di leen defal ay tests xool ñi nga xamante ne peut-être am nañ ci te njortu naa ne du bëri ndax doomu waa ji kese la ñi mu bokkal classe peut-être bu génnee récréation ak buy ñibbi ñu muy nekkal en contact mais ñu jël ñooñu ñu wàll bu dee wàll nañ leen ñu teg leen faj leen après nit ñi jàngale une semaine bi des ñu daal di dem vacances bu ñu dellu si waan vacances mënoon nañu continuer jàng bu fekkoon ne teel nañ tëj frontières yi jël ñi nga xamante ne susceptible nañ pour ñu moodu bi seen doom ji wàll leen ñu mettre leen en quarantaine bu ñu amee ñu faj leen kon problème bi yëpp naruñ ko woon a am beneen affaire bi ma ñaawlu mooy
mbir mi tàmbali na ñu ne ah musiba am na il faut aller en guerre waa léegi yow nga ne dañ nekk ci guerre déclaré ko ñëpp dégg ko nga ne waaye na nit ñi def solidarité nationale dajale ba ne da nga soxla 1000 milliards waa 1000 milliards yi nga tàmbali sa guerre ne yow ki ngay geeral ab virus la maanaam feebar nga jànkoonteel jàkkaarloog moom war ko daan wala mu daan la ah nga jël 1000 milliards ya jënd ay ceeb ak ay dëwlin di séddali man de la lii dañ ñaar yi laa ci jàngat soit yow amuloo gis-gis xamoo ni ngay doxale xamoo ni ngay régler ay problème wala ko jiitu wala ni ñu confiné nit ñi dafa am problème bu fi nekkoon nga koy mëppal te xam nga ne bu feebar bi ni feebar bi duggee musiba dina am ngay gaawantu di régler problème boobu amoon fi mooy xiif yàgg nañ di alerter di leen wax ne président Abdoul Mbaye yàgg na di alerter di wax ne am na dëkk yoo xamante ne xiif baa nga fàtte bu ñu moytul musiba dina am ñu koy weddi di ñu taafantaloo ay taux de croissance 7% 6% virgule xaw ma xam nga yooyu doxul gis nga réalité kenn du ko weddi da ngay jàpp ne lii réalité la te dëgg la nga xool solution bi ci adéquate nga def ko nit ñi avancer ci leneen donc ba ñu toogee di weddi xiif bi ci dëkk bi problème mu emploi nit ñi liggéey au jour le jour lañ fi nekkee parce que emploi bi problème la ci dëkk bi donc xam nañ ne ba ñu tëjee frontières yi def couvre-feu nit ñi dootuñ dem di ñëw ñu confiner nit ñi sénégalais xiif dina leen rey parce que am na ñoo xam dañuy xëy liggéey ñëw joxe dépense añ. donc est-ce que en ce moment-là aide bi c'est pas peut-être que pertinent que ñu def ko. man j'ai trouvé que ce n'est pas du tout pertinent. nga ne dañu waroon bàyyi nit ñi di xiif seeni. non j'ai pas dit cela. J'ai dit que ni ñu gérer aide bi c'était pas pertinent. D'accord. Parce que dañu teg nële hôpital bi renforcer wuñu leen ci ay moyens man dégguma fenn bi mbir mi tàmbalee ba léegi ñu ne million bi wala milliard bi pourtant on a dégagé 64 milliards pour les structures sanitaires. waaw léegi nañu wax lan lañ jënd lu bees. lu ñu defar lan moo tax bi ñu ne feebar bi am na ñuy louer ay hôtel di jël ay mooy lii nekk aéroport xaw ma bâche la xaw ma lu mu doon di fa dugal nit ñi lan moo tax demuñ ci hôpitaux yi lu tax demuñ ci hôpitaux yi donte dañ fay def ay abri provisoire ñu équiper yooyu noonu ba ñun mën di fa recevoir maladie ñu leen di faj mais il a fallu ñu dem di louer ay hôtel xaalis bi ñuy louer hôtel nañ ko dem dugal ci hôpitaux yi def fa ay abri ne serait-ce que ay abri provisoire équipé yooyu abri provisoire ba nga xamante ne sa bu feebar bi passé sax mais moyens yooyu dina mën a des ci hôpital bi ñu koy mais en ce moment là ñu ñi mettre en quarantaine fu ñu leen di dugal alors moom laal ñiy def en quarantaine foofu ci hôtel yi dama la ne bu fekkonte ne ñoom dem nañ ci hôpitaux yi def fa ne serait-ce que ay abri provisoire ñu recevoir foofu maladie dinañ équiper loolu comme lu mel ni ñu yokk les lits de réanimation xam nga dégg naa hôpital Fann 12 lalu réanimation ñoo fa nekk ci réew mi yëpp 16 millions à peu près 16 millions de sénégalais ñu ne la 12 réanimation pour 12 lal pour réanimation ñoo fa nekk xam nga cas grave yi dafa yeggul 20 moo tax sentiruñ ko ñu ngi ci ay 12 13 14 17 mais bu ñu amoon 40 cas grave wala 50 cas grave fu ñu jëm lalu kii yi ba kiiwul ba matul donc hôpitaux yi dañoo manque de moyens bu criant ba nga xamante ne yow fi mu nekk nii li ñu dimbali ci mbas mi mooy cas grave yi bëriwul mais bu fekkoon ne cas grave yi mot na ay 100 200 wala leneen kon di ngeen xam ni réew mi ñi koy doxal lijjantewuñu santé lijjantewuñu éducation ñu ngi doxal leneen lu dul santé ak éducation te nag am réew boo ko yoree éducation santé ak sécurité nit ñi xooluloo ko kon yow population boobu exposé nga leen da nga leen a mettre en danger nekkatoo di def sa mission da ngay def lu la neex. d'accord wàllu éducation boobu nga wax certainement dinañ ci ñëwaat Mohamed dafa am loo ci dolli balaa ñu dem ci news du net. ñu dem ci news du net. voilà donc ñu daal di jàll ci beneen rubrique muy news du net gannaaw bàkk bii lay doon.
voilà news du net dañ ci ànd ak Mouhamed Cissokho Mouhamed ñu ngi lay nuyuwaat. maa ngi leen nuyu Abdou Khadre maa ngi nuyu madame Ly di nuyu suñu téléspectateurs yi. di leen ziar ci àjjuma ji bu baax a baax. d'accord loo ñu andil tey ci news du net. point bu njëkk bu ñuy waxtaanee mooy li xew kër Cheikh Béthio Thioune. Cheikh Béthio mi ngi génn àdduna daaw mais boobu ba léegi këram seetlu nañ ni dafa xaw a xar ñaar ndax am na benn groupe ba nga xam ne ñu ngi ànd ak kii di xalifaam di taawam di Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée mu am beneen pàcc ba nga xamante ne même bu dee xalif général des Mourides nee na ñu rangé wu derrière Serigne Saliou Thioune ñoom ñu ngi ci gannaaw soxna Aïda ba léegi. ñu nemmeeku woon ci dimanche bi ñu génn mu amoon day ay échauffourée ci kër ñeenteelu Cheikh Béthio. ay coow maanaam ay coow voilà ay coow ci ñeenteelu Cheikh Béthio muy soxna Bator léegi ba mu amee soxna Bator dafa porté woon plainte ba mu porté plainte pour coup et blessure volontaire ak aussi violation de domicile démb nag dañu convoqué woon kii di doomu Serigne Cheikh Béthio Thioune bi muy Seydina Saliou Thioune. ñu convoqué ko mu dem répondre à la gendarmerie ba mu demee ñu jàpp ko def ko garde à vue. ci loolu ñu gis ni coow li mi ngi gën a am te comme ni ñu ko fi waxtaanee woon keroog xamuñu ba léegi fan la wànnentu di mujjee ki gëtam. ci beneen ponk bi rek ci loolu xam naa dañuy tënk foofu parce que beneen point bi lañu gën a développé. beneen ponk bi gis nañ tamit démb ñaari jege ñaale kii di soxna Aïda Diallo jàpp nañ leen ñoom tamit gendarmerie muy doomam di Ibrahima Ndoye doomu soxna Aïda la moom tamit jàpp nañ ko ak conférencier bi di Serigne Saliou Mbow. ñun ñëpp jàpp nañ leen fu mu toll nii daal tembe kër Cheikh Béthio Thioune état bi war na ci jël sa responsabilité wala ñu dëggal ndigalu seen kilifa di xalif général des Mourides. ñoom ñëpp ñu rangé wu sinon nii mu demee nii xel ñaaw na de. xel ñaaw na parce que affrontement mun na mujj ci lii. d'accord ñu jàll kon ci beneen poñ bi lan lay doon. beneen ponk bi ñu ngi waxtaan ci Cheikh Yérim Seck suñu naataangoo boobu. xam nga ni dañ ko fi jàppoon ci semaine bi. ñu libéré ko mu diggoon ñu ni dina wax ak nit ñi bu noppaloo. démb ci guddi nag. def na ko ci sitam boobu di Yérim Post. mu remercier na ñëpp ñi ko jàppale wante Cheikh Yérim Seck nee na vague de soutien boobu daf koy imposer mu jël ses responsabilités au Sénégal mais nee na responsabilité boobu du responsabilité politique mais citoyenne. waaw ci noonu mu ngi annoncé conférence de presse boo xamante moom dina ko def ak mouvement bu mu fi tegoon. c'était en 2014 ay ngeen koy fàttaliku. daf fi créé woon un mouvement C221 Sénégal citoyen 221. mouvement boobu nee na dina def point de presse waxtaan ak sénégalais gis-gisam ci Sénégal. semaine prochaine nee na mu noppale ku ut fu yanj fu mu ko mën a defee nga xam ne dina respecter les mesures barrières et aussi moom mu def son bilan médical ba pare mu soog ko parce que nee na condition yi ñuy jàpp les gardes à vue di nekkee c'est inhumain donc moom war na nee na coronavirus bokk na ci li gën a ndaw li mu jànkonteel ci garde à vue boobu noonu kon moom war na jël temps xool yaramam. d'accord alors xam naa ne dinañu ñëwaat plus largement comme ni mu ko annoncé d'ailleurs. il y a certainement. beaucoup de choses yoo xam ne mën nañ ko ci wax. waaw ndax moom dellu si na si liñ ko doon toppee nee na outrage à un agent de la force publique lañ ko jiiñ. bokk na si liñ ko jiiñ moom nee na moom outragé wul kenn. moom outragé wul kenn li ko metti sax nee na mooy gannaaw li mu wax yëpp. outrage mooy ñàkk teggin ci takk der loolu la nee na moom outragé wul kenn nee na moom li ko metti émission boobu. dañ ko invité mu wax yaa nga xamante ne ay ponk la yu am solo ci réew mooy énergie ëllëg yëpp mu révélé benn njuuj njaaj bu am ba nga xamante ne benn famille ñu ngi ci nekk muy famille Farès nee na lu ko ci metti mooy ñu jël affaire boobu bugg ko ñu jël arrestation bugg a ñàkkal fayda affaire boobu te affaire boobu noonu
mi ngi am lu am solo la. moom lay wax 2 poids 2 mesures bi. waaw 2 poids 2 mesures moom nee na moom looloo ko ci gën a metti. beneen bu ko ci metti mooy menaces yi nga xamante ne ministre de la justice. kii na ko def na ko à son encontre. nee na yi muy wax nii wax na ko enquêteurs yi. moom looloo ko ci metti. pourquoi moom Cheikh Yérim Seck di citoyen sénégalais mu wax yi mu wax ministre de la justice nga xam ne dafa nee na dafa takk bay siit ci affaire nee na dafa takk bay siit nee na takkul ne dafa takk bay siit mu di ko menacer ci affaire bi te kenn waxu ci dara yooyu lay tuddee deux poids deux mesures moom nag mu koy ñaawlu bu baax a baax beneen bi nee na xam nga wax nañ ni aussi dañ ko def contrôle judiciaire dootul waxati ci reet daf ci def boole daf ko dax reetaanloo boole ci warul wax ci dossier bi warul tukki moom nee na yooyu noonu le lexique utilisé mooy mooy ki nga siiwal xibaar bu wérul nee na loolu lexique moyenâgeux la loolu dañ ko dépassé mooy li ñu fi wax barki dem dañ ko dépassé àdduna bi weesu na ko moom Cheikh Yérim Seck loolu la wax ci loolu nee na moom daal contrôle judiciaire bii ñu ko teg ku yaakaar ni mun na ko tere tëj gémmiñam da ngay nax sa bopp. non du ñu noppi dinañu wax kay ndax bu fekkee ne gestion bi taxu koo demee noonu. Sénégalais yi quand même du ñu noppi di seetaan ñoo xam ne lu leen neex la ñuy def. waaw moom nee na moom li ñu ko wax noonu. moom li xale yi di wax ferege ñeentewu ko dafay ni yoon moom day kon ne di wax ay li mu war a wax. dina ko nee na it beneen bi bu ñu yaakaaree ni contrôle judiciaire boobu. dina ko tere tukki. bu avion yi bu ko dee tukki. dañuy frontière yi ubbee. nee na bis bu avion yi commencé naaw. moom day tukki. d'accord moom Cheikh Yérim Seck ndax. nee na moom dafa bokk ci ñaari think tank mooy. ay genre groupe yoo xamante ne dañuy xalaat ci ay domaine pour développer ay réew développer ay askan moom nag nee na daf ci bokk ñaar benn bi mi ngi nekk Asie benn bi mi ngi nekk Europe te engagement yu mu fi jël gisul benn sénégalais bu koy tere dem. d'accord alors ñu kii rek rapidement madame Ly joxe ci peut-être benn commentaire par rapport ak situation bi ak Cheikh Yérim Seck lu mu dénoncé ci wàllu blanchiment d'argent ak waa Bati Plus et tout ça yow ban jàngat nga ci am de manière générale. waa jàngat bi ma ci am mooy d'abord journalistes yi ci réew mi dañu war a renforcer protection bi ñu leen di protéger ndax nag seen liggéey am na solo trop. buñ defuloon seen liggéey defe naa ne kon xam naa ay état tyrannique la ñuy am despotique ak yooyu daal ñoom ils sont un contre-pouvoir et ils ont un rôle important à jouer ci réew mi kon war nañ leen a protéger ba nga xamante ne suñu defee seeni enquête révéler yenn dossiers yi wala yenn problèmes yi ñu bañ leen di leen tëj wala di leen xoqatal di leen menacer de mort loolu mooy première analyse bi ma ci am beneen analyse bi ma ci am mooy dossier bi d'après ni ko Cheikh Yérim di waxee ak xëy na courage bi mu ci am jàpp naa ne li nga xamante ne moom la tuumaal famille Farès ak sunu ministre yi ci bokk dama jàpp ne loolu mënul doon ay lay kese ndax xanaa Cheikh Yérim doonul ab dof wala mu bëgg a dee ba jékki rek inventé benn histoire de toute pièce wala ñu wax ko benn information mu lax ci juróom-ñaari délit ñëw di tuumal nit ñi donc li justice sénégalaise waroon def bi Cheikh Yérim génnewee information bi mooy ñu topp li mu wax vérifier information yi ba xam ndax ñii li ñu leen di tuumaal mooy affaire xaalisu terroriste yooyu noonu jóge xawma lan te waa États-Unis dikk di ci def enquête mais ñu xool ndax affaire bi c'est avéré ou pas lii nga xamante ne tuumaal na ko aussi les 3 ministres yi ci bokk ndax xam naa bëggul tudd seen tur mais xam na ñan la xanaa ñu xool aussi xóotal foofu ba xam ministres yi naka lañ ci laale ak lan lañ ci ñu leeral mbir mi daal au lieu ñu koy jàpp di ko tëj di ko xoqatal mais nañ topp dossier bi leeral ko bu fekkee ne dañu wax ne
li mu ciy wax amul. léegi nag bu ñu xoolee dossier ba xam ne li mu ciy wax amul wala am na lu mu ci wax amul ñu door a teg daan. mais nit ki génn wax rek nga jàpp tëj luusa nga ca comme ni ko xale yi di waxee la ca luus nag mooy bu fekkee ne man diw dafa génn ne lii ak lii ak lii jëye bii yow te ni xaddi li am nga ci loo ci laale ma daal di tëb rek dóor ko. kon nañ xool ndax man kon frustration ba ma ci am ba dóor ko ba xam nekkul ne la waaj a wax dëgg la. man de li ma jàpp mooy li Cheikh Yérim wax am na ci ay raisons yu objectives yu mu ko teg am na ci information yu wér yu mu ko teg moo tax mu génn divulguer ko te nag sénégalais la presse à l'avant dañu war a gën a lëkkaloo gën a sudewu ba nga xamante ne képp nga doon journaliste wala nga doon un particulier moo ci yem. képp koo xamante ne gis nga ci réew mi ab scandale bu fi xew ci lu mu mënti doon war nga mën a yëgal nit ñi ne lii ak lii ak lii ñu ngi koy ruumandaat ci réew mi war nañ ko arrêter sénégalais yi ñoo war désormais am habitude di jël à bras le corps yenn combat yi ñun ñëpp ñu bokk ko séddoo ko ndax nag réew mi bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul. réew mi bu tàkkee ñun ñëpp la tàkkal. nañu protéger sunu bien public nañu protéger li nga xamante ne moom lañ am bu ñu nangu ay nit jóge fële ñëw di yàq suñu réew ay nit jóge fële di fi def naka su dul noonu soo xamante ne sénégalais yi sax xëy na xalaatuñ ko woon a def ñu bàyyi leen ñu di leen rawale noonu rek ñuy dem. donc étude kii analyse boobu daa am ci dossier Cheikh Yérim bi. Voilà merci. D'accord donc je pense que kon foofu certainement il y a une nouvelle forme de journalisme ñooy journalisme citoyen parce que loolu dafay nekk rien que pour la vérité parce que quelquefois aussi ñi nga xam ne ay journalistes politiques lañ ñoom des fois ñooy yàq xeex bi ak cette allure citoyenne là nga xam ne quelquefois liggéey journalisme da koy am. xam nga journalisme moom elle est d'abord citoyenne. buñ ko jëlee véritablement il est d'abord citoyen journalisme ak politique ñoo bokk définition booy seet étymologiquement ils sont c'est des secteurs ya nga xamante ne c'est d'abord citoyen quoi parce que yow mi journaliste lii rôle am bu njëkk mooy joxe xabaar bu wër te askan wi mu amal njëriñ askan wi loolu moo njëkk léegi nag yeneen yu ñuy gis yu bari je le dis du journal communication la yu si bari du journal communication la parce que en journalisme on te dit que les faits sont sacrés c'est-à-dire ni mu amee noonu nga koy waxee maintenant nag le commentaire il est libre bu nekkee nag da ngay commenter ça t'engage toi et léegi les gens usent de leur droit de commentaire loolu moo am ma jeexal rek ci ponk Cheikh Yérim Seck bi Cheikh Yérim nag nee na moom Sénégal ni mu gis Sénégal soxlawuñu ay xalaatam nañ ko bàyyi bu waree dem mu dem ndax nee na saa yu toogee Sénégal wax fi xalaatam ñu xoqatal ko xas ko jéem koo toroxal donc comme loolu la askan am na yeneen i diiwaan ci monde bi soxla nañ xalaatam nañ ko bàyyi mu dem loolu la Cheikh Yérim Seck daanele ñun ñuy préciser benn ñun par principe on a soutenu Cheikh Yérim Seck parce que c'est un confrère par principe li ko dal mun nañu dal tey jii ñu jàpp ñu parce que wax nañ loo xam ne arrangé wul kenn maintenant nag son combat politique ou citoyen c'est à l'engagement il faut qu'on fasse la part des choses sur ça loolu moo nekkoon les actes les news du net d'accord xam naa dañuy jàll rek ci les articles du jour ñu fàttali rek ne soutien boobu nga xam ne moom la ñuy apporter journalistes yi solidarité bi nga xam ne moo ci war a am dafay wéy di am quel que soit agissement wu ñi nga xam ne dañuy gérer mais amuñu benn intention ngir gérer dans la transparence ñooñu moom lu ñu def dañu xam ne dinañ ko wax quel que soit nag li ñu ciy fekk dinañ ko wax ba fu mu yem d'accord parce que Sénégal moo ñuy ñor te askan wi la ñuy liggéeyaluñu benn politicien liggéeyaluñu président de la République liggéeyaluñu ministre liggéeyaluñu kenn askan wi moo ñu fi tax a toog mais également li nga xam ne moo tënk liggéeyu journaliste moo ñu fi tax a nekk te moo waral ñuy def suñu liggéey alors dañuy jàll rapidement ci beneen point ñu fàttali rek ne tey dañuy war a waxtaanee wàllu stigmatisation muy bedd bi nga xam ne moom la ñuy seetlu ci ñi nga xam ne dañoo am feebaru coronavirus bi wala ñu nekk ñoo xam ne dañu ci wér wala malheureusement ñi nga xam ne dañ ci génn àddina te ñuy bañ di leen denc yenn ci askan yi di bañ di leen ñu leen di denc fa ñu dëkk donc dañuy dem rek daal di xool les articles du jour rapidement ñu tënk ko bu ko defee ñu jàll ci reportage bi balaa ñuy dugg ci waxtaan boobu ñeel wàllu stigmatisation bi gannaaw bàkk bi ñu dugg ci les articles du jour.
article du jour ba ñu koy faral di wax xam naa ne Socé Ndiaye mooy nekk ci xel yi waaye tey Mouhamadou Cissokho moo ko fi wuutu mu daal di rek tënk ñetti ci article yi nga xam ne moom la ñu tànnal tey ngir ñu faram-fàcce ko Mouhamadou. Encore une fois ñu ngi fi wuutu suñu waa ji. Sa Gossas. Socé Ndiaye ñu ko fi wuutu di ko def mais tey nag article bu njëkk mooy la fin du procès de Lamine Diack démb ñii di avocat Lamine Diack yi ñoom ñoo taxawoon à la barre pour def seen plaidoirie mais liñ ci buñ jàppee rek liñ ciy tënk mooy prestation wu maître Bourdon Vox Populi def nañ ci dossier bu yaatu mais maître Bourdon dafa wax lu am solo dafa ne bis bu ñu tëjee kii di président Lamine Diack dafa mel ni Mouhamadou da nga engagé si Cheikh. non dafa si président Lamine Diack nga xamante ne moom moo jiite woon lii di I2AF nga xam ne léegi moo nekk World Athletics. c'est ça moom nee na bis bu ñu ko tëjee mooy gasal ko kàmb. mooy parce que déjà mag la il a 87 ans. mag la beneen bi moom nee na dafa am ñaari feebar yu ko topp. bi ci njëkk mooy président Lamine Diack dafa am cancer. Ba pare nee na président Lamine Diack dafa am diabète de type 2. nee na ñaar yooyu bis bu ñu ko tëjee. dina mooy ñu jël ko rek dugal ko ci. alors que 4 ans lañu annoncé. 4 ans lañu annoncé. te aussi Lamine Diack démb après plaidoirie yi kii nit ñi dañ ko gis décontracté mu mel ni ku gën a wóolu boppam ku gën a kii mais daal bu ñu jàppee daal démb gars yi déconstruire leen ñële ces accusateurs lu ñu wax yëpp. pour rek wane ni Lamine Diack moom liñ koy tuumaal defu ci dara. même démb tamit les avocats de son fils Pape Massata Diack ñoom tamit def nañ seen plaidoirie yi ñoom nee nañ Pape Massata ba muy ñëw I2AF daa am xaalis ba pare amoon na xaalis ba pare soog fa ñëw ñoom nee na nag bu nekkoon est-ce que moom bu nekkoon américain wala anglais dinañ ko topp question yooyu yëpp lañ fa soulever pour défendre seeni clients. D'accord ñu jàll ci boobu ñu ngi nekk ci Vox Populi page 8. D'accord page 8. beneen bi l'observateur la ñu ngi nekk ci page 3. bi ñoom ñu ngi wax difficulté financière yi nga xamante ne moodu yi ñu ngi koy dund. léegi ñoom ñi ñu daan yónnee xaalis. ñooñu ñoo koy yëg. fu mu toll nii 100 milliards de dollars aux bénéficiaires des transferts d'argent ñooñu dañ koy ñàkk 100 milliards de dollars. xam nga loolu day feeñ te bu ñu fàttali suñu réew moodu yi li ñu fiy dugal xaalis. moo ëpp aide publique au développement yi ñuy envoyé li ñuy wax ni ñeneen ñi ñu koy jàppale ñu ñuy jàppe du ñu dab moodu yi ñu fiy dugal mu nekk la nga xamante ne feeñ na te parce que OIT moom wax nañ ni coronavirus bi yóbbu na ardo lii di liggéeykat yeeg ak liñ daan gañe dafa néewal doole secteur yu bëri quoi. waaw dafa néewal doole secteur yu bëri te boo jàppee sànq yaa ngi koy wax ñun suñu moodu yi majoritairement ñu ngi Italie Espagne France. te Italie Espagne France boo seetloo ñetti weer ci ginnaaw hécatombe la fa amoon. hécatombe am na benn instant Horizon Sans Frontières bu Boubacar Seye ñu ngi doon wax nii y a eu même beaucoup de morts foofu ci au niveau des Sénégalais donc ñu xam ni rek ni waa l'Observateur ci seen page 3 ñi ngi wax ci loolu kii suñ naataango bi di Aïcha Fall moo ko bind moo ci xaatim nee na daal ñi daan yónnee xaalis ak moodu yi nekk France Italie ak Espagne ak un peu partout dans le monde sonn nañ torop te it loolu day feeñ ci seen njaboot yi nekkoon fii. ñu dem ci 3e article bi xam nga temps yi xam nga lan moo xew. Sénégal kii foncier daa xew. maanaam saaxee suufu sénégalais yi waaw suuf gestion kii dafa xew. démb demoon nañ ca mbaaw. ñu ngi doon wax waa Géejawaay dégg nga ñuy wax Barthélémy Diaz ak kii ñu ngi doon bii baa nag ñii di suñu naataangoo yi nekk laas te suñu naataangoo bi di André Bakhoum bind article bi moom dafa dem ci département de Mbour. wax li fa xew caxatee suuf bu fa xew. mi ngi commencé maire Mbour xam nga maire Mbour
daan de am na ay daan yu dal ci kawam sax ci terrain bu mu bëggoon jël te am ay association yu ko porté plainte nee na loolu te du boobu kese du am na ñetti coow yoo xam ne moom maire bi dugg na ci xam nga te yëpp ci wàllu suuf la toujours ci département de Mbour mu ñëwaat ni am na benn déclassification du 2 hectares boo xamante ne président xam nga ñu préciser déclassification suuf décret moo koy def du arrêté du bëgg-bëggu maanaam wàllu président de la république président de la république moo mun a déclassifier suuf dañuy def projet yóbbu ko mu def ko décret signé waaw bu ko deful léegi nag boobu tamit indi na fa coow ba nga xamante ne saa 57 parcelles yoo xamante ne am na ña nga xamante ne mooy loolu quoi ñii indi coow si diggante askan week ñi ko ki am na feneen si département bu toujours ci Mbour commune forage bi mooy fii daral bi nekk 7 hectares yoo xamante ne dañ ko jox compagnie du Kayor ak la sénégalaise de l'immobilier nee nañ suuf soosu président Ablaye Wade temps fi nekk en 2006 temps yooyu noonu xam nga ku doon premier ministre président Macky Sall ñoom ñoo signé woon kii signé kii contre signé décret bi ñu attribué ko mais ba léegi coow laa nga fa fayagul ba léegi mi ngi am ay jiixi jaaxe entre ñi ko jox ak askan wa ñu dem toujours ci commune ci département Mbour Sandiara maire bi moom it dafa am coow ak ay baykat dafa am coow ci wàllu suuf toujours rek suuf 50 hectares yoo nga xamante ne ñi daan bay ay maraîchères ay ndugg ñoo fa doon bay dañ fiy jàppante ak le maire. D'accord toujours ci département Mbour. toujours commune de Diass. foofu moom 1860 hectares yoo xam ne dañ ko classé moo indi coow ndax dafa am ñoo xam ne dañ ko bëgg a déclassifier xam nga Diass bu ñu fàttalikoo AIBD fa la nekk. te xam nañ ni ñi nekkee fii suñu wet li ñuy daan dund temps yi fi aéroport bi nekkee. foofu la lépp jaxasoo ndax ay njuuj njaaj yoo xam ne am na ay procureur yu ñu ci tudd am na. yaa nga xamante ne dafa doy waar daal bu ñu tënkee lépp. nañu wax ni coowal suuf moom. lëmbe na Sénégal waxtu yi ñu nekk. waxtu yi ñu nekk moom. foo laal rek. duñ la wax day métti de dañ naan suuf si am na problème. c'est ça alors balaa ñuy jàll madame Ly ci suñu thème tey bi muy stigmatisation bi lan mooy sa position sa xalaat sa gis-gis ci wàllu foncier bi ak coow lu bëri lu mu ëmb. waaw coow li bëri na nag coow li bëri na bon scandale yi aussi bëri nañ ci réew mi vraiment bu ñu waxee ci lii wax ci lee wax ca la ca des. barki démb sax maa ngi dégg benn waaye mu naan Sénégal dafa mel ni est bi daf ñoo topp mu juróon scandale loolu lay ndiru mais ci problème foncier bi c'est une question très sensible ndax nag nit ñi nekk ci réew mi am doom di am sët yooyu am doom maanaam dañuy continuer di dund ci réew mi bu fekkee ne nag sunu njiit yi maa ngi koy tàmbalee nag ca Senghor ba ci Macky Sall mi fi nekk tey jaar ci Abdou Diouf ak Ablaye Wade parce que bu ñu waxee affaire suuf si rek dañu naan nguur gu fi ñëw def ci jël ci wàllam bu dee suñu njiit yi dañoo bëgg kenn ku ci nekk bu ñëwee def ci ay scandalam dem bàyyi ñu bu yàggee moom laa doon wax démb sama sœur bi ma ne ko xanaa dañuy jékki rek ñu ne ñu ut leen feneen fu ngeen nekk toxu ndax réew mi moom amatu leen fi dara. mais est-ce que dinañu egg dafay métti pourquoi pas ñu arrêté lu ñuy def askan wi aussi ñoo war a jógal seen bopp. voilà loolu laay maa ngi ñëw ci loolu. donc li ma bëgg a wax foofu mooy sunu njiit yi dañu war a préserver le foncier. préserver le foncier mënta weesu am na li ñu wax ay kii yoo xam ne dañ leen classé. forêt classée wala lu ci mel ni littoral bi ak yeneen poumon laa leen mën a tuddee ci biir réew mi yooyu dafa nekk loo xamante ne non seulement dañ koy préserver pour l'avenir parce que xamoo suba yan difficulté sociale la ñuy jànkonteel ba am lu ñu soxla ak leneen mais dañ leen di préserver aussi pour des questions environnementales dañ leen di préserver pour des questions sociales xam nga mënuñ jël dëkk bi yëpp tabax ko kon nit ñi dootuñu am fu ñu noyyee. dañuy étouffer. voilà donc il faut que mu am ay espace yoo xamante ne
dañuy nangu bàyyi leen noonu bañ leen a tabax aménager leen ba nga xamante ne nit ñi dinañ fa mën di génn di respirer di je ne sais pas moi divertir féexlu ak yooyu boo xoolee tey jii littoral bi ni ñu ko jëlee tabax ko ba nga xamante ne yow boo jëlee yoon wi rek bâtiment yi dañuy teglantoo yow géej gi sax dootoo ko gis mais loolu rafetul te littoral bi Dakar ba Mbour ba feneen a ci yema boo jëlee man voilà boor bee ma dëkkee amoon na yàggul dara bi fi waajoo ñëwee Obama ñëwee ñu jël yoon bi ndeysaan loolu tamit sunu ñàkk fay day nguur gi ngeen baal ma ci kàddu gi parce que loolu la sunu président bu demee Amérique nit ñi duñ yëg ne sax ñëw na fa Obama ñëw fi ñu jël yoon bi baare ko ne kenn du jàll ma génn sama kër di liggéey seen ay nit ñu toogloo leen ci wetu rond-point bi ma am chance sax laajte kenn ne ko leelal la mu ne ma ku romb dañ la fay toogloo ba Obama jàll ndax yoon bi dañ ko bloqué ma daal di wëññeeku ndànk sol samay carax ci géej gi laa jaar dox ba génn ginnaaw Yoff fa ma passé aéroport bi ma door a jël oto dem liggéey tey jii loolu mënatuma ko def ndax dañoo tabax foofu tabax ko ba nga xamante ne boo génnee rek da ngay mbëkkanteeg bâtiment yi ñu daal di kii donc loolu doon benn leneen li mooy ni ñuy jaayee suuf si xaalis bi ñuy jël jaay suuf si ñoo xamante ne déjà xëy na yelloo luñ ko parce que ay étranger yu bari la ñuy jox mbir mi wala ñu jox ko ay promoteur yoo xamante ne faa ñu jox promoteur bi waroon nañ ko mën a def mu doon ay logements sociaux ndax sénégalais dañoo néew doole ñu jox ko benn promoteur mu ñëw tabax fa ay cité di ko jaayee loo xamante ne ndeysaan ñu ci mel ni enseignant yeeg sama mbokk docteur yi nga xam ne suñu salaire demeewul noonu mënuñ faa louer mënuñ fa jënd kër xam nga loolu tam beneen problème lay indi ci réew mi mooy dafay tax ñenn ñi am doole di gën a am doole di profiter ci richesse réew mi pendant que ñeneen ñi néew doole di gën a néew doole ndeysaan du ñu yëg sax benn xawma bànneex laa ko ma du ñu am benn épanouissement ci réew mi loolu rafetul loolu day indi benn déséquilibre boo xam ne injustice sociale lay jur donc war nañu rationaliser foncier bi benn deuxièmement gestion foncier bi principalement dañ ci war a def moralité ndax nag gis nga loo fi mënti def ci loi def ko ci règlement te àndul ak moralité xaw ma naka laa mën a tekkee baat boobu ci olof éthique bu ci amulee kon caxat-caxati day am ndax nit ñi nag mën nañu tout le temps jalgati yoon manipuler déguiser naxasaale ba foo leen woowee rek ñu ne waaw yoon a ma may lii fii laa jaar fee laa jaar ñu jox ma lii donc nit ñi war nañ xoolaat li ñuy def ci réew mi daal di def éthique ci mbir mi ba nga xamante ne yow loo xam ne sax mënoon nga am noo def ak yoon sax ba def ko personnellement war nga xam ne lii jekkul ndax day gaañ sama morom nga bañ koo def réserve boobu lañ amul ci réew mi aussi bien ci dirigeants yi que ci yenn hommes d'affaires yi d'accord bon rapidement mais wax jooju aussi c'est pas simplement nos dirigeants parce que am nañ ci littoral bi am na ay leaders opposition yoo xamante ne moom laa wax moo tax ma ne la aussi bien ci dirigeants yi que ci yenn hommes d'affaires yi seen leader tudd nañ ko ci waaw loolu dégg naa keroog si benn sortie bu mu def journaliste bi di ko naan yow littoral bi am nga ci leeral na ko noonu amul ci nekkul ci littoral bi daf leen ne man fi ma dëkk ak littoral bi passage am na fa mooy yoon dox na fa boo demee ci littoral bi di nga gis fi jàkkaarloo géej gi fi ñuy tabax nga xam ne buñ fa tabax ndax dañuy fekk géej gi nit ñi après nga gis yoon wi léegi ci beneen boor bi foofu corniche bi moom foofu la am. donc moom nekkul ci littoral bi. d'accord kon voilà mën nañ jàppandi ci loolu donc ñu daldi rek jàll ci suñu sujet tay bi reportage bi dafay concerner li nga xam ne mooy wàllu stigmatisation bi ñuy seetlu ci wàllu Covid 19 bi donc dañuy njëkk a déglu reportage bi bu ñu doxalee tuuti amal waxtaan bi daal di déglu beneen alerte bi nga xam ne professeur Moussa Seydi daal dina koy def ci wàllu conséquences yi nga xam ne mën na am ci stigmatisation bi balaa rek ñuy jox kàddu gi askan wi au 77 883 41 83 ngir ñoom itam ñu mën a bokk ci waxtaan bi dañu dem déglu reportage bi concernant stigmatisation bi daal di delluwaat ci plateau bi. feebar bi yàlla moo ko indi fii ñu ngi koy naan balaa boo ko dëggee ñu bëri xam nañ li balaa lu muy tekki ci wolof
donc nit ñi ñëpp man li mu leen di conseil mooy nañ ko jàppee lii ni yàlla suñu borom moo ko fi wàccee wa illaa nag ñoo xam ne ñu ngi corona ñu faj leen ñu wér ñëwaat nit ñi war leen daw parce que yéen am na loo xam ne jombul kenn waaw nit da nga xam ni xëy nga rek xamoo fooy mujjee waaw waruñ daw kenn parce que am na feebar yu gën a xam ne yu gën a danger fuuf ak corona différence bi mooy corona nu mu ñëwee rek la moo tax ñu koy xaw a kii nii. man su may jox toor damay jox toor média bi parce que gars yi niñ koy information bi niñ koy joxee pour man dafa abusé de trop foog naa ne buñ ko gën a woyofal nit ñi dinañ ko mën a dëkku mun ko gérer ak nit ñi mais tey jii corona bi déjà niñ ko jëlee rek dañ ko jël dëgg la lu sérieux la lu am la lu existé la lu réel la lu feebar bu doy waar la mais pour man waroon nañ ko gën a mun a seddal dëgg la ñu waxtaane ko sensibiliser nit ñi wax leen degré feebar bi nu mu toll mais nag dañ ko jël d'une manière bi nga xam ne dañ ko diisal boobu bu ñu ko diisal mooy waral njaboot gu ñu ne rek feebar ba dugg na ci kër gi rek la ka dalee askan bi yëg dëkkuwaay beeg ñëpp dañ koy daw yaakaar ni feebar bi dafa nekk lu nga xam ne lu garaaw la loo xam ne ni te daanaka am na feebar yu ko gën a garaaw pour man sida moo ko gën a garaaw sibiru lu muy rey corona reyu ko mais média bi diisaay bu ñu ko diisal moo waral loolu. bu doon yeneen feebar d'accord am na yu ko gën a garaaw mais du contaminé comme le corona et le corona c'est quand même lu doy waar la mun nga feebar faju et c'est possible mu nga dese ay séquelles c'est possible aussi mu ñëwaat parce que le virus c'est quelque chose qui vit et c'est difficile de l'éliminer. Donc on est obligé que la population se méfie. Moi je trouve qu'ils ont parfaitement raison. Ce n'est pas par méchanceté mais quand même la prudence doit privilégier. waaw loolu de moom li ñu ko gisee moom xam naa ni nekk lu métti rek parce que tam mettre la en quatorzaine wala en quarantaine nekkul ni da nga koo am dafa am ku ko am ca koñ ba rek ñu jël la yow garde la di xool ba xam am nga ko wala amoo ko kon boo retourné ñëw ci koñ bi nit ñi di la daw waruñu la woon a daw de wax dëgg yàlla parce que yow feebaroo dara jotu la dañ doon xool rek ba xam am nga ko amoo ko te amoo ko buñ la bàyyee waa koñ bi pour man waruñu laa mën a daw. nit ak ku mu mënta doon dara jomb la tant que yaa ngi dund tu vois waru leen daw benn yoon man loolu laa leen di wax parce que ku corona yàlla moo wàcceeg ci moom ku corona wul it du sa mun du sa dara waaw yàlla moo ko kiiwul sa kaw waru leen daw benn yoon macha allah nañu ànd ak ñoom ñu bokk ak ñoom lu ñuy doon amante ak ñoom démb parce que yàlla moo ko fi indi yàlla moo ko fi jëlee incha allah. voilà mu nekkoon reportage bi concernant stigmatisation bi muy bedd bi nga xam ne dañ koy constater ci lenn ci ñi nga xam ne dañoo am feebaru coronavirus bi wala ñu wér ci wala ñi ci génn àddina balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek ñu am benn information bu ñu joxe bu ñu dab muy docteur Aloyse Waly Diouf dafa démissionné nee na pour convenance personnelle waaye selon yenn ci information yu Sénégal 7 li ko waral mooy dafa war a rejoindre Organisation mondiale de la santé donc mi ngi noonu alors madame Ly stigmatisation bi dégg nañu li ci askan wi xalaat yàgg nañu ko constater depuis feebar bi mu duggee ñenn ñi nee nañu ci ñi intervenant yi niñ koy traité ci médias yi dafa excessif dafa nekk loo xam ne dafay tiital askan wi ba tax ñu bëri ragal ko yow ban jàngat nga ci gis en tant que koo xam ni am nga quand même benn xel mu màcc ci wàllu nekkinu askan wi. waaw jërëjëf waa li ma ci njëkk a xalaat mooy stigmatisation bi ragal bi moo ko indi nit ñi dañu ragal feebar bi moo tax képp ku ci laale rek dañ lay daw loolu moo ko justifié du caaginu dañoo bon wala dañu bëgg a def ñi feebar lu metti wala lu ñaaw mais da ngay comprendre ne ni ñu ragalee feebar bi moo indi comportement yi ñuy am léegi bu ko defee foofu communication bi ñu waroon def autour de feebar bi comportement yi ci nit ñi war a am parce que nag ñu ngi communiquer ci les mesures barrières
naka la ñu war a def ba du ñu am feebar bi mais am na benn wàll boo xamante ne aussi bi ñu constaté ne stigmatisation muy commencé am waroon nañ ci également def yeneen i jéego mooy ñu gën a am ñu ngi ciy def nag gaa mais nit ñi daanaka dama foog ne déggaguñ leen donc ñu yokkaat communication bi rek gën a woon population bi ne feebar comme toutes les autres maladies bu dalee nit ki nekkul ne ki mu dal moo ko sàkku dafa am ci situation bu mu nekkoon ba mu dal ko donte sax parfois di nga ne bu defuloon lii wala bu demuloon fee du ko dal mais ba muy def wala ba muy dem moom demuloon pour sàkku feebar loolu c'est important pour ñu koy fàttali nit ñi di leen ko fàttali ba mu dëkk seen xel yi ba nga xamante ne dinañ bàyyi di xoolee ki feebar ni moo ko tey ndax regard boobu la ñuy am si moom dañu naan moo ko tey xam na ne dafa feebar mu indi ko fii wala xam na ne dafa feebar mu nekk fii donc dinañu wàll dinañu lii lële donc vraiment war nañ fexe ba askan wi gën a dugal seen xel yi ni ku feebar sàkkuwul feebar bi dafa dal ci kawam beneen affaire bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàllu stigmatisation boobu te man boobu sax moo ma xaw a jaaxal ni kii am coronavirus bu décédé ñu ne duñ ko fi denc man loolu dama ko comprendre parce que nit ki décédé na ba pare te ñi nga xamante ñoom ñooy ay spécialiste muy sapeur pompier yi ak ñeneen ak ñeneen voilà ñooñu ñooy occupé wu ci corps bi ba dem denc ko mettre ko sous terre donc kooku amatul benn possibilité pour wàll ñii d'autant plus que bu nit ki deewee virus bi am na temps de vie bu muy def ci kiiwam bi pour dee su ma juumalee 3 heures de temps la fay def pour dee donc gisuma lu tax ñuy wax ne ñi am coronavirus duñ leen denc ci armeel yi mel ni ab jullit boo xam ne yow da nga taxaw ne borom ñaari tur yi duñ leen denc ci armeelu musulman dafa mel ni ñoom xeex boobu la ñuy xaw a jaawatle donc cimetière képp ku dee am nga droit ñu denc la ci cimetière feebar bu la mënti rey am nga droit ñu denc la ci cimetière donc population bi war nañ gën a wax ak ñoom gën leen a ñaax ñu arrêté di tere ñi nga xamante ne coronavirus moo leen rey ñu denc leen ci cimetière yi foofu risque amu fa. beneen affaire bi ma ñaawlu mooy rapport bi nit ñi am ak le sapeur pompier yooyu ñi nga xamante ne ñooy ñëw guddi di defal test ñi nga xam ne dañoo soupçonné ne ñoom am nañu corona bi ndax dañu nekk en contact ak ku amoon xam nga boo gisee déjà ñuy ñëw guddi wala ñuy ñëw fajar déjà c'est pour ñu suturaal la c'est pour ñu bañ a won waa koñ bi na yow am nga ko waaw léegi yow kooku ñëw di la suturaal yow nga dikk di ko ñàkk wormaal wala nga koy saaga wala nga koy dàq. mais est-ce que démarche boobu gënul yokk stigmatisation parce que boo demee bay nëbbatu pour def li ngay def c'est-à-dire que am na lu. non c'est-à-dire xam nga c'est pour protéger leen c'est pour boo ñëwee guddi wala 4 heures du matin c'est pour waa koñ bi bañ leen a gis ngeen ñëw gàddu nit ki di ko yóbbu donc ñoom bu ñu amee xelu di leen protéger pour nit ñi bañ leen gis ñu di leen gàddu digg bëccëg di leen yóbbu ñoom tam loolu tam war nañ ko comprendre ñu bañ di leen attaquer di leen saaga di leen xas di leen dàq. c'est pas bien rafetul parce que loolu dafay indi rapport de force rek ndax nag dans tous les cas force reste à la loi te ku ne xam na ne doole moom nguur a ko yor bu fekkente ne dafa am population xam dañoo nar a rendre liggéey bi difficile jafeel liggéey bi am na fu ñuy mujjee nag danañ jël yóbbu leen manu militaire yi mooy de force kon ñoom loolu aussi nañ ko def seen xel ba nga xamante ni képp kuñ soupçonné ne cas contact nga danañ la yóbbu xool la parce que nag duñ la bàyyi ngay circuler di wàll nit ñi di continuer di wàll nit ñi n'est-ce pas question de santé publique la voilà donc li mu mën a indi ëllëg mooy lenn rek. dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw ci conséquences yi baal ma dama foogoon laaj nga ma ko baal ma. ñu Mouhamed askan wi déglu nañ leen kenn wax na ni médias yi di traiter l'information sur le coronavirus moo tiital nit ñi. naka nga ko gisee. pour man médias yi li leen wax tooñ la. tooñ leen pour man. peut-être ñu leen wax ils diront que man ci médias yi laa bokk mais li ñu wax médias yi tooñ leen. léegi professeur expliqué na ci nekkinu askan mais man damay expliquer ci benn point de vue sur la communication pour man dafa am en communication li ñuy wax ni la règle des premières impressions et elle est essentielle boo moytul elle devient même immuable chez la personne c'est-à-dire loolu day nekk la nga xamante ne du deñ ci nit ki
te loolu dafa am solo xam nga population seen première impression ci virus bi lan la mooy bul ko laal bul ko jege ku ko laal wala nga jege ko da ngay faatu loolu lañ leen wax. Et pourtant barki démb def nga benn reportage au niveau du centre de traitement de Dalal Jàmm. Responsable traitement bi xam le na ni amul benn malade bu ñu faj ba ñu wér ñu koy libérer fii ak ñoom ils sont pas convaincus maanaam du leen leer ne kii bu génnee dina wàlle fépp c'est-à-dire que ku ñu faj ba ñu wér bu génnee mënu ko wàllante te ñoom dinañu jël toutes les dispositions ba ñu fexe ba loolu wóor balaa ñu lay libérer donc loolu war na dal xel aussi. loolu war na dal xel mais aussi xam nga li wax xol lu ci njëkk tëcc waaye xel it lu ci njëkk tëcc population problème boobu la ñu am maintenant il faut déconstruire ça wax ak ñoom la réalité du maladie comme démb nu ñu essayé ñun dem gis le professeur Fortes ku disponible mu wax ñu ay information ñu ñëw jàlle ko pour man loolu la te média bi ñu ngi ci bay seen waar xam nga nee na ma professeur Fortes nee na ma balaa ngaa génn nañ la defal ay test di la defal ay test ba mu leer la ni doomu jàngoro gi nekkul ci yow gannaaw loolu ñoom dinañ assurer ni kii bu génnee du ko wàll kenn maintenant il va rester ñi ngay fekki ñu gëm loolu wala ñu bañ ko gëm et c'est essentiel léegi nag il faut que ñu dem dans la sensibilisation communautaire xam nga sensibilisation elle doit être communautaire ñu wàcc ci biir koñ yi dem di nga gis koñ boo xam ne maa nga fi wax benn jour ba ma ñibbee sama petit frère daf ma ko pourtant wax nga di nga gis koñ boo xamante ne xam kan moo fa ëpp kàddu kañ leen waa koñ ba gën a dégg dawalkat saret bi bon c'est pas péjoratif mais kooku pourquoi pas district bi du ñëw xool koñ bi utiliser ko mu dem wax ak nit ñi dafay nekk relais bu am solo il faut ñu leen utiliser di nga gis koo xamante ne peut-être chômeur la mais coow bu am ci koñ bi moo koy régler dafay am ñun ñëpp xam nañ ko mooy am ci koñ niñ utiliser ñooñu da ngay gis koo xam ne mbër bi koñ boo xam ne mbër bi lañ faa da ngay gis koñ boo xam ne voilà bu may war a ñëw mooy les joueurs les équipes de nawetaan c'est ça les équipes de nawetaan ñu utiliser leen nawetaan peut-être mënu am ren mais ñu def dégg naa sax benn initiative ñu def Covid nawetaan ñu dem dugg dans la sensibilisation communautaire ñu essayer de déconstruire cette idée prérequis li nga xamante installé na ci bopp nit ñi ba pare ñu dindi ko après ñu soog a kii mais bu ñu fi nekkee tooxaw ci télé bi di jaay neexi tubaab du sotti. D'accord alors ñu dem déglu docteur professeur Moussa Seydi ci li mu wax ci wàllu stigmatisation yeeg lor yi nga xam ne mën na ko indi ñu fàttali ñi nga xam ne ñoo ñu suivre ne à partir de maintenant mën nañu woote 77 883 41 83 bu ko defee ñu mën a bokk ci waxtaan bi ak thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee actuellement ñu dem teewlu professeur Moussa Seydi daal di ñëwaat ci plateau bi. wax comportement bi nit ñi am par rapport ak ñi am feebar bi rusluwul. feebar sa rusluwul waxatuñ feebar bi loolu tax na ba nga xam ne ñu bëri nangootuñ consulter man nit ñi dañ may woo xalaat loolu si ñoom wax la signes yoo xam ne dañ ko am waaye ragal lu ñuy wax moo tax duñ dem hôpital am na ñu am feebar yu garaaw toog seen kër bañ a ñëw am na sa ñi nga xam ne personnel de santé la ñuy liggéey ndax gàcceel bi ñu leen di gàcceel maladie démb rek maa ngi si waxtaan ak professeur bi loolu nag suñ ko defee danger lay nekk ci malade yooyu parce que dina leen gën a ñu toog faatu seen kër danger la ñu nekk ci ñi nga xam ne dañ leen wër parce que duñu jël moytu ni ñu war a moytoo lay nekk ci li ñuy liggéey parce que suñu liggéey bi dina nul ci boobaa kon boog il faut que nit ñi ñuy bañ di am comportement bu ñaaw par rapport ak nit ku feebar te bi feebar la comme yeneen feebar yi ku am daw waaw ak yeneen tuberculose moo gën a gaaw wàlle fuuf te loolu nit ki su ko amee dañuy jël ay précautions mais duñ ko jàppee comme feebar boo xam ne feebaru gàcce la donc il faut nit ñi xoolaat. voilà mu ngi noonu mu nekkoon professeur Moussa Seydi wax na li nga xam ne mooy conséquences yi sur le plan sanitaire nee na am na sax ay agents de santé yoo xam ne du ñu dem sax faju ndax mbirum stigmatisation bi am na ñoo xam ne ñu ngi nekk toog seen kër ragal dem hôpital di développer ay formes graves ba far mujj génn àddina ci seeni kër loolu yëpp ay conséquences sur le plan sanitaire mais madame Ly sur le plan social
à long terme lan la stigmatisation parce que Covid-19 dina dem même bu fekkee ne peut-être lu pandémique lay doon dinañ dem ba maîtriser ko nga xam ne du law comme ni muy lawee actuellement mais stigmatisation bi nu muy dem ba installé ci biir société bi yan conséquences la ci mën a am à long terme. mooy dafay yàq les rapports sociaux maanaam diggante nit ñi lay yàq parce que ki xamante ne dafa amoon feebar bi wala dañuy njortoon ni dafa am feebar bi nga am comportement boo am ak moom stigmatisation bi mooy nga di ko daw wala nga koy xool bët bu ñaaw di ko won wala ngay wax lu ñaaw di ko teg ci deram ak yooyu kooku loolu nga ko def dana imprimer ci mémoire am maanaam dina ko jàpp ci xelam continuer di dund ak moom di la xool ak loolu kooku nag loolu mooy indi moom tamit dina am benn écart bu mu def sa diggante ak moom ndax dina gis ne yow mii moom ba mu nekkee ci jafe-jafe non seulement dimbali woo ko mais am na lu ñaaw loo teg ci deram donc loolu dafay yàq rapports sociaux yi xam nga keroog sama mbokk enseignants yi maa ngi dégg ñuy def ay témoignages ñu ci bëri ci ñoom di demander ñu defal leen ñu changer leen fi ñu nekk ndaxte dangay xat fa nga ne voilà ndax ñoom dëkk ba ñu ne mënatuñ faa ne ndax ni leen waa dëkk ba di xoolee ni leen waa dëkk ba di dawee ba ndeysaan am na ci ku ma dégg sax mu ne pour ñu lekk sax femme bi sage-femme bi xaw ma infirmière bi moom mooy togg daal di leen indil sinon lu ñu soxla duñ ci mën a jot ndax bu ñu génnee waa dëkk bi di leen daw di leen xool regard bu rafet donc loolu voilà rupture du lien social lay indi loolu kese mooy conséquence bu mag bi ku ci nekk téye sa bopp ci keneen ki mu jur ay comportement yu jekkul dara daal di indi rupture de solidarité bi mënoon am suñu diggante ak ñooñu donc en gros loolu lay doon bu ma insister waatee ci enseignants yi ni ñu leen traité noonu ba waa dëkk bi di leen daw di leen moytu ak yooyu loolu dafay am benn impact bu majeur ci seen liggéey ndax nag ki nga xamante ne ba nga nekkee ci jafe-jafe dafa am nu mu la traité woon pour nga dellu si waat di ko jox la nga ko doon jox avec la même générosité yaakaar naa du mun a nekk ndax nit nag nit rek nga lu dal nit mu metti ci moom bu la dalee dana metti ci yow donc loolu dafay nekk problème psychologique boo xamante ne pour ñu delluwaat ci classe yi melaat ni ñu meloon ak seen élèves yi amaat le même rapport ak élèves yi dafay jafe trop si ñoom xam naa sax loolu moo tax ñu laaj ñu daal di leen changer yóbbu leen ci yeneen localité yeneen gox voilà yoo xam ne dinañ fa mën a def seen liggéey ba duñ leen joxoñ baaraamu tuuma donc en gros daal conséquence bi loolu la rupture des liens sociaux écart bi mu mën a am entre nit ñi yàq seen diggante yi ba nga xamante ne demalante ak dikkalante ba amoon si seen diggante xëy na diggante bu ratax ba wala waxtaan yu neexee ñu doon def voilà dootul am ku nekk téye boppam loolu la mën a am ci conséquence te nag Sénégal xam nañ ne nit ñi saafonte jàmm sante lañ xam donc moo taxoon ma ni communication bi ci wàll boobu dañ ko waroon yokk ñaax nit ñi gën a ñaax nit ñi ba nga xamante ni dinañ xam ne dinañ def prise de conscience ni lii feebar comme yeneen feebar yi dong la amul dara lu ci ñaaw wala dara lu ciy doon lu ndiru bàkkaar wala leneen ñu jàppee ko noonu comme ni ñu defoon ak sida rek sida bi mu dooree dugg boobu bu ñu la nee kii dafa sida da nga koy daw sa giir dund mais def nañ ay communication ba nit ñi accepter di coexister ak ñi nga xamante ne dañoo am sida donc même chose lañ war a def sensibilisation communication ba nit ñi seen xel yi dellu si liñ doon ragal yépp ñu daal di ko bàyyi continuer di dund ak nit ñi donte dañu continuer corona bi di fi nekk ñu def sunu mesure barrière jël sunuy précaution voilà vivre avec le virus comme tout le monde a dit. c'est ça alors Mouhamed ci wàllu communication bi ministère de la santé ci tur bi deux départements la ministère de la santé et de l'action sociale. Santé liñ ci communiqué bëri na presque chaque jour communiqué bi ci wàllu santé lay wax nombre de cas et cetera mais action sociale dans le cadre des activités sociales yi ñuy mener au sein des communautés newuñu amul mën na am mais est-ce que waruñu ci yokk communication boo xam ne
externe lay doon maanaam dañ koy fësal comme ni ñuy fësalee bilan bi ci wàllu santé. mën na peut-être améliorer les choses. mën na améliorer beaucoup de choses surtout que xam li ma xam bu mu wér mooy am nañ ay agents yoo xamante ne mooy agents yi génn école bi di INSEP. mooy les travailleurs sociaux. ñooñu en général ce sont fii la ñuy nekk dañuy nekk ministère de la justice nekk ay ci AMO yi affaire yooyu wala ñu nekk ministère de la santé. mooy le cas par exemple de ñu mel ni comme ñoom Guy Marius Sagna moom foofu la génne mais moom travailleur social la Guy Marius Sagna xam nga ñooñu dañuy liggéey mun nañ liggéey ak le ministère de la santé parce que c'est des gens yi nga xamante ni approche communautaire la ñuy jiital. Mais si Covid bi la gestion de l'action sociale fii nii on sent que ni le ministère de la santé et de l'action sociale géré wu ko moom santé la géré booy seet l'action sociale mooy lan mooy aide bi ñu waxoon urgent moo xam ne dem na ba nekkatul urgent loolu moo am parce que quand même il faut le dire l'action sociale du Covid moo nekkoon ndimbal bi ñuy war a kii. mais dafa war a dépasser cadre boobu. mais boo dépassé cadre boobu boo demee ci hôpitaux yi. boo demee ci yenn structure de santé yi di nga fa gis ñaa xamante ne c'est des ñooñu ñooy dalal nit ñi ñooy ay sociologue di nga fa gis ay sociologue di nga fa gis ay psychologue yoo nga xamante boo demee ci kii yëpp ci kii léegi nag ñooñu lañ war a mettre à contribution ñooñu lañ war a mettre au devant ñu wax nit ñi dégg ñu wax aussi avec un langage bu nit ñi mun a dégg man damay faral di wax nit boo ko buggee xamal wala boo ko bëggee yee doo ko wax yow ni nga ko bëggee moom mu dégg ko da nga koy wax moom ni mu la mënee dégg pour man enseignante bi toog taxaw ak man du ma weddi xale wala nit en général boo bëggee mu dégg li ngay wax da nga koy waxee moom ni mu la mën a déggee pas yow ni nga ko bëgg a déggee ni mu déggee la loolu nag la il faut que ñu dem ci loolu ba nga xamante ne ñooñu it dinañ fexe wax ak nit ñi parce que ñooñu c'est des agents de terrain ñu dem wax ak nit ñi ni ñu mën a comprendre affaire bi ak les moyens yi ko war ñu def ko mais xam nga action sociale du rek sensibilisation ce sont aussi des actes parce que action la ñuy wax mais gis nga am na ñoo xamante ne lu tax faalewuñu virus bi da nga leen di wax ñu ne man faalewuñu virus naa ko am parce que boo naree jënd 5 masques pour la famille di ko fóot fag amuñu ko digoon quand il s'agit de te protéger non attends est-ce que war nga ci xaar état aussi attends dama am na ñoo xamante ne amuñu ko am na famille yoo xamante ne benn repas par jour la ñu am kooku boo leen doon wax jëndal ay masques da ngay tooñ sa bopp on nous avait promis ici 1 million de masques par jour anamu il faut qu'on nous respecte anamu fu mu mujjee France daal di xëndéer loolu la mujj il faut que ñu wax ñu parce que askan ba par exemple aide yi du pour man du pour yow du pour madame lii am na ñu ko gën a soxla te ñooñu noonu du ñu dem mukk seen ngor may na leen du ñu dem mukk di tàllal loxo kenn ñooñu li ñuy liggéey lu ndaw téeméer yi ñuy am 300 la ñuy dajale jox ko kii nga ne ko demal jëndi masque benn masque lay am masque bi bu ko fàttee fóot bu xëyee suba moom lay yóbbuwaat après kooku mu nekk vecteur lay mujj nekk xam nga léegi état bi pour man ndimbal yeeg masque yeeg nañ jàppale ñi ko soxla pire parce que aide alimentaire yooyu noonu ñuy wax fii à Gannaaw Rail y a eu des révélations de taille benn chef de quartier boo xamante si bourse familiale yi dafa inscrire presque 9 personnes de sa famille ñu ñëw di séddale aide yi 9 personnes ku nekk ci famille bi ku nekk am kitam après te boo seetee ci koñ boobu am na ñu leen gën a sonn amuñu. d'accord donc xam naa ne li ñu cërale woon ci waxtu jeex na dañu bàyyi rek madame Ly nga joxe sa dernier mot waxaale ci wàllu li nga xam ne mooy gestion bi sur le plan social naka lañ yan orientation lañ ci mën a am socialement ngir mën a améliorer surtout communication pour éviter stigmatisation. waaw merci beaucoup damay commencer d'abord par remercier, féliciter, encourager le personnel médical
ndax nag ba ñu déclaré guerre ba léegi ñoom ñoo nekk en première ligne. D'ailleurs ñu ci bëri ci ñoom jotoon nañu loru ci mbas mi ñu leen di masawu di leen ñaanal ñi nga xamante ne des nañ ci hôpitaux yàlla def jàmm. waaw ma di leen remercier di leen féliciter di insister waale ci benn point au passage mooy xam nga ñu bëri dañu wax ne corona bi dafa révéler ay problèmes yu bëri. te dëgg la def na fi ay révélation yu bëri ci problème yoo xamante dañ ko doon mëppal ci réew mi côté santé boo fa demee conditions yi médecins yi di liggéey metti na ndax seen payoor demeewul noonu c'est comme ñun enseignants yi rek ndeysaan ak homme de tenue yeeg ñooñu structure sanitaire yi amuñu jumtukaay yu doy pour ñu accueillir malade yi traiter leen comme il faut def faj bi ni mu waree xam nga dafa am lu sénégalais di alarmé wu tout le temps naan soo demee hôpital ambulance bi sax yaa ciy def essence boo amul loo jëndee ticket doo dugg nangam sangam mais loolu docteur bi du moom mooy tibb ci poche am jox la n'est-ce pas donc état moo war a taxawu structure sanitaire yi ba def fa l'essentiel ba nga xam ne sénégalais bu ñu ñëwee dinañ mën a am au moins les premiers soins sans difficulté ñu multiplier structure de santé ba nga xam dina nekk à proximité mais vraiment ñu renforcer leen ci ay moyens ba nga xamante ne docteurs yi xarañ bi ñu am ndax nag suñu docteurs yi gàcce ngàllaam xarañ nañ lool xarañ bi ñu am ñu mun koo def ci seen liggéey mu am ay résultats ndax bu ñu amul yenn moyens yi du ñu mën a matérialiser yenn affaires yi ñu bëgg a def donc point boobu bëggoon naa ci insister ndax corona bi ni mu gën a révéler insuffisance plateau médical bi c'était une occasion rêvée quand même pour ñu jël un autre départ pour defaraat structure sanitaire yi malheureusement on a raté le coche comme d'habitude donc mooy loolu mi ngi noonu waa leneen li may tàggoo bon remercier leen ci invitation bi c'est dommage le temps n'a pas été suffisant hein? Parce que yi ma bëggoon wax yëpp am na yu bëri yi ma ci dagg mais amul solo waa mën nañ ko tënk bon li ma kii rek mooy précipitation bi ci wàllu reprise des cours bi dafa mel ni dafa am lu ñuy gaawantu pour réussir ko defe naa ne moom la daam Mbodj waxoon ndax man moo nekkoon sama xalaat ni daal ñoom dafa mel ni dañu céder à la pression des écoles qui veulent coûte que coûte faire le bac pour que ñi nga xam dañu am préinscription ñu dem tukki mais ñooñu noonu motuñu sax 1% de la population scolaire et donte motoon nañ 90% il n'y a aucune raison pour ñu jël délaisser benn partie daal di jël beneen partie arranger ko pendant que beneen bi kiiwul mooy li ma wax rek gestion dafay équilibré dafay rationnel pour mu établir une justice sociale donc mbas mi daal niñ ko gérer man je reste sur ma faim parce que y a beaucoup et énormément de manquements par rapport ak aide alimentaire bi je me demande si transparence boobu mu ngi ci je me demande si on a atteint la cible bi taxoon ñu dajale 1000 milliards. am na benn baal ma am na benn émigré bu ma envoyé message léegi ne ñoom jox nañ leen lu toll ci 10 milliards. 10 à 13 milliards mais nee na ñoom 3 milliards sax jotuñu ko ci li nga xam ne moom lu ñuy dund sur le terrain. mooy problème mu transparence gestion bi ma la wax. parce que niñ ko defee nii bon. doo xam sax fan la xaalis bi dugg ak fan la jaar donc c'était bien ñu defar ko d'une manière telle que dina am transparence nit ñi xam ne la taxoon ñu def solidarité nationale bu ngand boobu nit ñi cotiser jàppalante ba dajale 1000 milliards pour jàmmarloo ak mbas mi parce que guerre la jàmmarloo comme ni ñu ko waxee def nañ ko fi ñu ko war a def mais fi mu ne nii Sénégal yi koo ci laaj dina la wax ne xamul en réalité naka la ak nañ gis nañ daal ay ceeb ñuy dugg di génn on dit en passage que ceeb bu au passage ceeb bu mauvaise qualité la vraiment ñuy dugg di génn ñii am nañ ñii amuñu loolu tamit dana jur ay frustration ci dëkk bi voilà di tàggu di remercier ñëpp di remercier seen chaîne bi voilà di wax ne kontaan na pour nekkoon fi ak yéen que échange yi c'était de qualité maa ngi leen di féliciter également au passage di remercier ñu daan déglu di leen jox dig daje yaakaar naa ne xëy na dinaa fi dellu si waat ñu gën a waxtaan incha allah voilà jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax Mouhamed sa dernier mot balaa ñuy tëj rapidement sama dernier mot di jaajëfalaat bu baax a baax suñu invité bi madame Ly elle a largement été
à la hauteur quoi, même bu dee sànni naa ko xeer sax par ricochet mais elle a pas cédé quoi. elle a pas répondu et di ko remercier ci aussi nga ñu invité la nga ñëw di la souhaiter ci sa carrière politique ak syndicale ak professionnelle li nga ci bëgg yàlla may la ko di santaat bu baax suñu téléspectateurs yi di leen gërëm di leen dig daje. démb daa am ku ma ne kenn du wax jox naa la dig daje da ngay wax dig daje. di leen dig daje. di leen dig daje suba samedi bi incha allah ak yeneen i xibaar ci wàllu internet bi. voilà di samedi bi sax xam naa ne bu suba dinañ waxtaanee wàllu environnement comme tous les samedis xam naa dinañ dem ca forêt classée bu Mbao ni nga fa demee ngir rek ñu xool coowu suuf ba nga xam ne moo fa ne ndax bu ñu nee forêt xel yi dem ci environnement xel yi dem ci biodiversité et cetera loolu yëpp dinañ ci ñëw bu suba di jaajëfal bu baax suñu invité Tening professeur Tening Khady Ly nekk professeur de philosophie nekk itam responsable école du parti de l'ACT xam naa ne dañu waroon profiter rek mu am ay cours yu ñu jox cours de bonne conduite ak cours voilà et cetera moom nekk itam membre ci SAEMS di syndicat bi ëmb enseignants yooyu donc ñu jaajëfal ko bu baax ci teewaay bi di rafetlu disponibilité am di leen jaajëfal yéen itam malheureusement jotuñu am temps pour bàyyi leen ngeen dugg tey waaye xam naa bu ngoonee ak seen émission wax sa xalaat ci thème yi nga xam ne moom la ñuy faram-fàccee xam naa ne libre antenne lay doon bu ko defee rek ngeen wax seen xalaat ci bépp sujet boo xam ne jàpp ngeen ngi bëgg nañ ci waxtaan donc ñu jaajëfal leen bu baax waa diaspora bi askanu Sénégal ñi ñuy suivre ci YouTube comme Facebook jaajëfal leen bu baax di jaajëfal waa ACT yëpp di jaajëfal yaay Fatou Sarr moom mi ma yombalal invitation bi di leen jox di leen dig daje bu suba incha allah ci beneen boulevard du net bi yoon nag ak Mbisantine lay doon Socé Ndiaye ak Mouhamadou Sissoko jërë ngeen jëf ba altine incha allah ci beneen boulevard du net jërë ngeen